mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal tey ci waxtaan bi nga xamante ne ñu ngi ko war a séq ak suñu mbokk di Cheikh Ahmed Tidiane Dieng war a waxtaan ci Serigne Babacar Sy 1957 2021 64 ans si tey Serigne Babacar wan ñu gannaaw waaye wan nañu ginnaaw mu ngi ak ñun ba tey waxtaan bi nag ñu war ko séq ak Cheikh Tidiane comme ni ma ko waxee bu projet mooy plateforme de réflexion et d'orientation des jeunes Tidiane waaye tamit mu nekk juriste de formation ak management de portuaire et maritime Cheikh Tidiane maa ngi lay bàyyi nga nuyu. salaamaaleykum Seydi Abdoul Aziz ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di kontaan ci waxtaan bi nga xam ne nga ñu woo ñu ngi ngir ñu waxtaanee sunu maam boobu sunu soppe boobu sunu kilifa boobu di Cheikh Seydi Aboubacar Sy ibnu Seydi El Hadji Malick Sy radiyallahu anhu. waaw waxtaan bi nag dañ koy teg ci benn thème boo xamante ne yaakaar naa ni wër nañu soxal ndax ku si nekk si ndaw ñi rek am na benn cofeel boo ëmbal Serigne Babacar daanaka te fekkee woo sax jamono comment rendre opérationnel nag cet amour envers Serigne Babacar Sy yaakaar naa ni waxtaan boobu si loolu lañ koy teg Cheikh su ma la doon laaj tey ban naka nga mën a expliquer phénomène bi nga xamante ne ndaw ñi dañuy judd rek sopp Serigne Babacar te gisuñu ko xamuñu ko. question boobu de xam naa ne bàyyi dudd kenn fentoon na ci woy xale yi judd ci ginnaaw mbay gisuñu mbay te mbay la ñu gëm ko ci waxal bu ne mooy waayam xanaa ñu jéem koo tënk ci ñetti point benn point bi dafay dellu ci xadisul qudsi boobu di wax ni yàlla di wax naan sama jaam bi ma gërëm te di jóg di nawaafil di jóg ci nekk lu ma neex di jóg ci di bañ lu may tere ba ma gërëm ko ba bëgg ko mu ne jaam boobu noonu may nekk noppam may nekk bëtam may nekk làmmiñam kooku noonu ku yàlla bëgg nag yàlla mi nga xam ne dafa jóg da lay jox sax benn lu ñu naan immortalité tant que yow mii jaam boobu ñu ngi lay gërëm jëmm jooju du fay donc benn boobu mën na expliquer loolu ndax Serigne Babacar ñëpp xam nañ ni jaam bu yàlla gërëm la. ñaareel bi am na sunu benn sëriñ bu baax di doomam waaye di sunu sëriñ di Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum radiyallahu anhu wax na ni ci mbindam ne Serigne Babacar radiyallahu anhu dinay jëflanteeg soppeem ba nga xam ne incha allah kooku bi mu juddoo laata muy namp ci weenu yaayam Serigne Babacar ne dina ko nampal ci weenu wilaayaam kooku noonu day bëgg Serigne Babacar te amaana sax waajuram mësul gis Serigne Babacar. ñetteel bi ñu ne xanaa ñu terminé ko moom bokkoon na ci bi muy doog a ñëw Tiwaawan xam nga moom ndar la woon mu ñëwee Tiwaawan bi Seydi El Hadji Malick génnee àdduna mag ñi ne dañ koy defal benn convoi wërale ko ci dëkk yi saxaar bi fu mu arrêté rek ñu wàcc présenté ko muqaddamin waaye bokk na ci li ko Serigne Babacar tontu woon radiyallahu anhu ne waxuma la ñii waaye am na njaboot yi nga xam ne ñi ngi ñëw ci kanam ñooñu ñoo may gën a gëm sax ñii ma gis xanaa mën nañ jàpp ne ñett yooyu daal war na mën a expliquer li tax ndaw ñi xër ci Serigne Babacar radiyallahu anhu te xamuñu ko gisuñu ko wala boog xamuñu ko ci zaahir waaw dafa mel ne li nga expliqué su ma ko doon tënk indi nga si ñaar benn bi mooy wilaayam beneen bi mooy jëf bi nga xamante ne jëfal na ko suñu borom ba yàlla gërëm ko mooy radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne dañ koy wax saa yu ñu tuddee turam moom Serigne Babacar Sy te wax nga ni tamit génération bu ñëw cofeel bi muy am si Serigne Babacar Sy du bokk wala boog mooy sukk cofeel bi nga xamante ne ñi leen jiitu woon sax amoon nañ ko si moom yaakaar naa Serigne Cheikh mu ngi wax si benn bindam wali zaak asba aynuhu wal zikruhu yaxya maal ajari jilan jilan génération bu ñëw rek di nga sopp Serigne Babacar Sy xam nga moom mën nañ am sax beneen explication peut-être boobu dafay gën a mystique ndax yàlla bokk na ci ni muy mayee ci turu bismillahi lay mayee ñu naan bismi boobu nga jël ko baa siin mi mara daaray baa nag mooy ñi nga xam ne daf leen di may ñu xam islam xam-xam bi ñuy le savoir livresque lu ñu liirul lu ñu ko xam ki nga xam ne dañ koy mayee ci nag ci daaray siin moom mooy xam na asmaa yi ak wal musawiyaat yi
kooku dañ koy wan tur yi ak melo yi. ñetteel bi nag mooy ki nga xam ne yàlla daf koy informé yuuxa ilayya bi mu waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu yàlla daf leen di may ci yuuxa ilayya da leen di informé moo tax Serigne Babacar radiyallahu anhu sañ a ñëw ñu taw ñàkk mu baawu naan génnee parasol génnee bot ndax dafa jàkkaarloog lawhul mahfuz bu koy wan information yi xam na ne su demee day def li ñuy oowee formalité rek waaye mbir mi mën na bu yàgg waaw bokk nag ñooñu tamit te ginnaaw bi ñu ko mayee ci bismillahi allahu yàlla daf ko yóbbu ci ñaari faculté kii arrahman la bi arrahim waaw Maodo nag bi mu àggee radiyallahu anhu moom yàlla daf ko jox benn tur bu ñuy wax latif lañ ko jox Seydi Hadji Malick moo tax bokk na ci li mu doon jëfandiku danaan wax dee leen def latif Serigne Babacar nag radiyallahu anhu moom nag bi mu fa àggee yàlla daf ko tànnal tur bu ñuy wax albasitu nag moom dafay étendre lu jamono di gën a law muy gën a yaatu moo tax Serigne Babacar radiyallahu anhu doon wax naan fu sama wilaaye àgg soo demee fekk fa sama njaboot. xam naa moo tax Serigne Pape Malick bindoon si lettre bi mu adressé waa COSCAS wax leen le xalif intemporel waaw donc moom xilaafam dafay géographiquement doo ko situé parce que fu wilaayam àgg dafay dem dama dégg Serigne Mansour Sy Djamil ne dafa demoon Melbourne ci Océanie nee na hôtel bi mu daloon nee na mu toog ñu woo ko ci suuf ne ko am na ñu lay seet nee na bi mu wàccee ñu présenté wu ñu ne ko ñun ay njabootu Serigne Babacar lañ dañ dégg ne yaa ngi fi moo tax ñu ñëw seet si la mu ne xanaa li góor gi waxoon ne su ma sama wilaay àgg foo demee fa ek fa sama njaboot mooy loolu kon nag dafay war ni moom mosam du ko si géographiquement amul limite mais sur le plan ci temporel bon aussi amul limite fii Bouf de Rival insha allah turu Serigne Babacar dafay gën a màgg cofeel ci moom dafay gën a yokk insha allahu taala wala Serigne Cheikh wax na wa ayatu ardin lam billaahi donc dañuy dugg si vif du sujet bi te mooy gannaaw bi ñu amee cofeel boobu si Serigne Babacar naka la ñu mën a rendre opérationnel cofeel boobu maanaam tey Serigne Babacar sopp nañ ko rek yow gimmi nañ rek gëm ko mais naka la ñuy def ba cofeel boobu ñu ko ëmbal mu mën a transformer si suñu jukko wala transformer tamit ci suñu quotidien xamal ne suñu dund yëpp dafay nekk en adéquation ak la vie de Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu waaw loolu dafa mel ni Maodo tontu woon na ci xilaasu zahab wa laysa naf'un ala hubbin bila amalin wa taabiina sunnatul muxtaari tantahimi nee na cofeel mbëggeel bu àndul ak jëf daanaka neen la zéro la nit ki soo ko dañ naan am na ku doon wax naan la plus belle preuve c'est l'épreuve nit ki même cofeel dañ koy éprouver pour mën a xam réellement nit ki fan la toll ci yow ki nga ne bëgg naa ko ki nga ne sopp naa ko ki nga ne wóolu naa ko te gisuñu benn melo buy wane ne ku la gis ne ah yow njabootu góor gi nga loolu dafay poser problème moo tax ñu naan xam-xam rek doyul jikko bu kawe mooy ku ne bëgg naa Serigne Babacar jikko bu kawe ngay wane xam-xam bu bari macha allah parce que Serigne Babacar da doon toog mag yi ku nekk wër ko ku nekk di laaj muy toj donc jikko bu kawe xam-xam bu bëre waaye nag ku la gis ci yow yiwte sa ruux man di ci leer ndax noonu la góor gi toogee woon moo tax lépp lu mu doon def moom da ko doon teg ci loolu yaru gi def teg naar gi xooloon na ko ba ci yàgg mu ne waa góor gi lan la yenu ba mu ne teg waaye xam bëtu borom bi nga xam ne du ko wàcc mukk moo tax ndaw bi nga xam ne dafa ne dafa bëgg Serigne Babacar Serigne Cheikh radiyallahu anhu nee na fu jëf bonee mu def ko mu ne kooku nee na askanale na boppam Serigne Babacar mu ne waaye moom bañ na moo tax delluwaat ci ay principe am ci ay njàngaleem ci ay li nga xam ne moom la fi bàyyi dafa ñu ko bàyyil nee na lu jamono métti suñu juróom yi bu leen ko fàtte waaw seen diine bu leen ko fàtte ndax nag moom mooy sa essence su dund nee na sa tariqa bul ko fàtte su mu ci teg sa métier sa daaira sa yoonu Tiwaawan ndax sa yoonu Tiwaawan da nga fasante kóllëre ak waa Tiwaawan wa awfu bil ahdi innal ahda kaana mas'uula loolu nag dafa fort ci yàlla moo tax Sëñ Babacar lépp dafay dellu ci principe ci kóllëre ci ngor dafa am solo wa awfu bil ahdi innal ahda kaana mas'uula jamono ji mën nañ ne presque amatul une amitié vieille de 10 ans 15 ans amul Sëñ Babacar moom bañoon na ba bonnet carré du ko changé moo tax dinaa ci profiter sax lancer benn message ndax des fois nga gis nit ñi ci seen photoshop yeeg yooyu ñu defal góor gi ay bonnet carré bu rouge bu vert loolu c'est trahir
Sëñ Babacar. parce que moom benn bonnet la amoon mooy bonnet carré bu ñuul mosu ko changé. li tamit du ko changé. nguróom sax bugg ci woon bu weex ndax dafay soppeeku. bu xonk donc ngalawaay ñun ñi nga xam ne dañ ne askanale suñu bopp Sëriñ Babacar radiyallahu anhu buñ nañu xool ci jàngale nam parce que nit ki nee nañ ni mu jëfee rek la mel. waaw donc par rapport ak principe yi nga tudd. ak moom Sëriñ Babacar principe de vie bi nga xamante ne. amoon na ko. tudd nga si yi nga xam juróomam yi nga xamante ne wax na ko tamit seen diine seen tarixa seen métier seen yoonu Tiwaawan ak seen daayira donc nga gis tey li nga xamante ne tënk na ci ay njabootam. ba ñu bañ ci génn. ba ñu xam ba nga xamante ni si la ñuy sukkandiku pour roy ko moom. seen diine. tey lan nga ñu mën a wax réellement par rapport ak principe bu Serigne Babacar Sy yooyu nga xamante ne moom tudd na ko. waaw principe yooyu noonu dafa nekk ay principe de vie parce que xam nga jamono dafay dox te Serigne Cheikh doon na wax ne radiyallahu anhu nuru sa baay nuru sa jamono ko gën. Seydi Hadj Malick radiyallahu anhu dafa ñëw indi ay zawaaya tasaare ko. parce que jamono jooju nit ñi dañ doon dajaloo ci xam-xam di toog di waxtaan bi Serigne Babacar radiyallahu anhu ñëwee presque administration taxaw na pour la plupart ñu fay doon ñëw parce que il faut pas oublier que la tariqa tijane tariqa urbaine la woon ville yi la ci ville yi la nekkoon te ville yi les gens travaillaient dans l'administration donc ñooñu mënuñ woon chaque jour comme ni fajar nga dem ci zawiya bi jël dars tisbaar nga jël dars mënul woon nekk dañuy xëy dem ci liggéey yi suñu wàccee nekk nañ seen awraat ak nangam ba leen kon bokk nañ ko organiser dañ koy organiser mu ne en daaira nag droit d'auteur bi Serigne Babacar la radiyallahu anhu ndax moom la yàlla wan ubbil ko asamaan mu jàkkaarloog malaayika yi gis ni ñu organiser woo mu ne lii yéene naa ko waa suuf mu wàcceel ñu ko am na ci cër bi wàcceel ñu ko indil ñu ko moo tax Serigne Babacar bokkoon na ci daayira tur yi muy joxe sax da ngay xam ne tur yi waaw turu kaw la daayiratul kiraam daayiratul abraar daayiratul salaam yooyu nga doon joxe da ngay xam ne tur yi bokkul ak yi ñu doon joxe. donc moom Serigne Babacar dafa mel ne kon mission ak Seydi Hadji Malick dafa xaw a dëppoo. ndax Maodo mu dafa décentraliser. mais moom mu fexe ba centraliser yëf yi. à travers DER donc il a fait une révolution sociologique. absolument mën nañu ko waxee noonu. ndax soo duggee si DER dañ fa fekk ay diversité culturelle ethnique ak yooyu. moom naka la def daal ba révolution sociologique boobu mu mettre ko en place. waaw déjà Serigne Babacar c'est un Saint-Louisien. Saint-Louis c'était la capitale du savoir mais aussi dafa amoon bi ñu ooy melting pot. Saint-Louis culture yëpp a fa daje woon culture occidentale culture orientale culture sahélo-saharienne yëpp a fa daje woon donc ku yaroo ci foofu noonu sa xel dafay ubbeeku da ngay am ouverture Maodo li mu am dafa dox moo ko may Serigne Babacar dafa toog mbir yooyu fekk si ko foofu mu juddoo nag mu mën a ubbi bëtam xàmmee xool xam ne dafa am lu ma war moo tax ci colin ci waxin Serigne Babacar même texte am dafa gis ne dafay feeñ ci culture yi indi français ci texte bi indi wolof ci texte bi indi arabe ci texte bi dafay feeñ mu xam ne daayira nag léegi créer ko diversité daayira amul benn exclusion sociale amul exclusion raciale amul exclusion ethnique am na benn américain bu ci bind livre daayira tuddee ko Small is Beautiful nee na li ko jaaxal mooy Sénégal daayira nee na amul benn exclusion ñëpp fa daje te amaana sax ki fa gën a ndóol moom la ñuy dénk keesu daayira bi ndax wóolu pas-pasam ndax wóolu ko système de solidarité boobu noonu mu ne daf ko jaaxal mu ne léegi Sénégal ce qui fait sa force mu ngi ci daayira yi parce que amul exclusion amul maa la gën ñun ñëpp ñoo bokk président bi mooy ki fa gën a ñàkk xaalis ki trésorier bi mooy ki fa gën a ñàkk xaalis ñu joxe ko noonu mu ne loolu noonu da ko jaaxal mu bind ci un rapport jox ko Sénat américain ne l'avenir c'est ça pas de barrière ñun ñëpp ñu mën a ànd donc Serigne Babacar visionnaire la woon mais révolution sociologique la loolu ndax tey ku amul daayira sa message du jàll sa diine du dox. exactement donc principe yooyu xamante ne daf ko encadré ak ay valeurs encadré ko ak ay vertus. ba wax tudd nga léegi si rapport bi nga wax ni américain boobu moo ko def. que ni amaana sax ki gën a ñàkk. si biir ëtt boobu. te mooy daayira moom la ñuy dénk trésorier boobu.
donc jikko yooyu nga xamante ne soq na ko ay njabootam tey ñu gis ni chute des valeurs amee perte des valeurs am perte des repères am ndaw ñi naka lañ mën a def tey ba réincarné waat valeur yooyu noonu. waaw tariqa bi ñu bokk wala diine bi ñu bokk diine yi jikko la Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko wax ne dama ñëw pour delloowaat jikko place am te ku xam ne Sëriñ Babacar radiyallahu anhu xam ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donn dëgg la donn na ko ci biir donn na ko ci biti donc moom tamit su indi message am da koy delloo ci njàngale Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax dafa am ay kaddu yu am solo yu mu doon génnee kaddu yooyu nag ku ko jël tabaxee ko sa dund amal xaalis ñàkkal xaalis waaye loolu sa gor da nga koy dese mooy lan gor du tiit ba fen dafa am solo gor du tiit ba fen gor du jàpp bàyyi gor du xam fàq gor du soppeeku gis nga loolu noonu ku ko encadré sa vie gouverner ko sa vie ñàkk ak am du la sonal sa ngor ndax nee nañ borom ngor amul lu ko mën a wàccee ngoram ndax ki am fit suñ ko tegee lu ëpp fitam mu daw ki am jom suñ ko tegee lu ëpp jomam mu daw ki am doole suñ ko tegee lu ëpp doole mu daw waaye ki am ngor nag luñ ko teg da koy yenu ndax ngor baa tax ngor googu nag la ñu Sëriñ Babacar bàyyee moo tax ci biir daaira ci biir société nga mën a dund gu teey ñàkk du la sonal am du la sonal yow li ngay def rek mooy tabax sa jikko ndax yàlla itam jikko la soxla ruux bu duuf ba du nekk ci yenn bases yi doo nekk ci yenn ñaaw yi yaa ngi ci ay weex ñuul yi nag nga jël ko sànni ko fële waaw. parce que Serigne Cheikh mi ngi wax ni fa bi kulli ruuxin min kamalika may sama fa bi kulli qalbin min hudaaka sifaat maanaam personnalité Serigne Babacar soo ko gisee à travers ruuxam li muy dégager si wàllu lumière rek daf lay impression absolument ne dem na tamit ba njub asseoir na biir xolam ba du teggi yoon waxoo ko sànq ni su toogee tekk bi muy tekk parce que gis na peut-être bët bi nga xamante ne moom la ko yàlla teg mu bañ ko teggeeku benn yoon wax li am na ko yetta addabu maal xaq boobu naar bi waxoon donc Serigne Cheikh tey Serigne Babacar si domaine boobu ba tey wàllu principe yi wàllu valeurs yi ak révolution sociologique bi mu teg si wàllu daayra tey réew mi si situation yi nga xamante ne moom la nekk naka lañ mën a def ba inspiré woo loolu parce que Guirassy su ma jumul à l'Assemblée nationale doon na fa défendre cause daayra donc tey naka lañ mën a def ba réew mi teguwaat sur les rails à travers principe yi nga xamante ne ak enseignement bi Serigne Babacar Sy yàlla daf ñoo nattoo ñuy lorñe benn civilisation boo xam ne dokkul suñu bos ñun civilisation bi ñu am c'est une civilisation céleste civilisation céleste doyoo di amu ci lu màgg moo ci am lu rafet moo ci am lu jub moo ci am loolu mag ñi indil ñu ko parce que tamit du woon lu yomb guerre la xare la ñu fexe ba wàcceel ñu ko indil ñu ko amaana na ni ñu ko amee yomb na parce que xare bi ñoom ñoo ko def léegi nag réew mi réewu diine la réew mi sëriñ Abdou yàgg na ko wax sëriñ Pape Malick di ko nettali diine moo ko ngemb parce que toutes les batailles parce que toutes les guerres ont été faites par les religieux malheureusement politique yi dañoo dugg bëgg ñu delloo ci culture boo xam ne du ñoom waaye ñun dafa am loo xam ne suñu aada la mooy jikko mooy fexe lu mu métti doo rëññeewu lu mu métti li nga wax ba xas ba génnee doo ko wannaat lu mu métti li nga bokk ak ñëpp da nga ciy bàyyi xel ndax ci daayira formation la le trésorier qui est pauvre bon pas pauvre sax mais kii amul xaalis yàlla nattu ko mais mu mën a téye xaalis defar ay comptes yu régulier am traçabilité mais loolu li koy wane jikko ko may jikko boobu soo ko bàyyee nag bëgg def ci affaire tubaab bëgg dellu ci loo xam ne nu ñu koy waxee yëfu nasaraan la da ngay bàyyi li nga moom ndaxte li nga moom nag mooy jikko bu rafet li nga moom mooy ruux bu yaatu bu duuf boo xam ne yenn ndaw yi doo ci nekk donc moo tax il faut ñu delluwaat ci principe yooyu noonu nga xam ne suñu kilifa yi indil nañu ko il faut ñu dellu ci principe boo xam ne mooy daayira ndax daayira lépp la c'est la société en miniature lépp lu fay am day mooy reflété wu ci kaw moo tax ci suuf nga koy jàngee pour mën a yéeg nag service sa dëkk. exactement moo tax Cheikh Anta Diop. suñu juumul si benn téereem dama xamatul ban la mu ngi wax ni sax ni suñu société ancienne yi amuñu woon sax prison. absolument pour wane njub bi nga xamante ne
suñu ay maam. nos ancêtres loolu la ñu bàyyi. ba ñi nga xamante ne peut-être si ñoom la ñuy roy. gannaaw yonent bi si principe yooyu la ñu mooñaale. waaw moo tax ñuy wax ne sax diine. ngor moo ko fi jiitu. muy wane ngor yi nga xamante ne baat yi nga xamante ne sëñ Babacar daan na ko indi. ci góor du tiit ba fenn. góor du xam fàkk yooyu. donc Cheikh Tidiane ñu ngi ci mujjantalu waxtaan bi. xam naa ni mënoon na gën a yaatu. mais ban message ngay adressé jeunes yi tey. li Pape Biry di wax ni nañ bàyyi mbay yaa ñu doy kañ la ñuy doy mbay tey ban message. yow ngay adressé les jeunes. waaw sama mbokk yi yu mel ni man parce que maa ci jiitu. ak man. waa déedéet yow sëriñ nga. déedéet waaye ñuy bàyyi di yéemu ci discours yi. te di yeewoo ci discours yi. parce que donc ñaari baat. waaw yéemu ak yeewu nañ bàyyi di yéemu. parce que yéemu c'est l'émotion. da ngay daanu jug. waaye soo yeewoo nag da nga koy rendre opérationnel. waaw conscience bi. il faut ériger la conscience en centre d'attraction. où tous les jeux de perfectionnement sont autorisés. wallaahi waaw kàddu boobu laa am lu may mujjanteel. salaamaaleykum di la remercier bu baax. ci invitation bi honneur la macha allah xam-xam bi ma teewu ko. waaye ñi ngi lu ci juum rek ñu ngi koy jéggalu yàlla lu ci jub rek ñu xam ne incha allah baaxu yàlla la. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. kon mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal ci. li ñu leen indil tey ngeen di ko doon seetaan te mooy waxtaan bi ñu def ci Serigne Babacar Sy te mooy comment rendre opérationnel notre amour envers Cheikh Al Khalifa le khalife intemporel. ñu ngi jaajëfal suñu mbokk Cheikh Tidiane Dieng ci disponibilité am xam naa ba beneen yoon rek ci beneen émission merci beaucoup.